dal leen ak jàmm seen entreprise 3M menuiserie métallique Mansour da ngeen a bëgg ay bunt waaw fer mu di métallique aluminium wala sax ay inox jege leen ni ñun waa menuiserie métallique Mansour ñu defalal leen ay design yu mucc ayib yaay tànn sa bu la neex waaw si mu lay neex mën ngaa ñëwit def sab commande design ñu defaral la ko ca na mu gën a muccee ayib dégg leen ma rekk seen nopp ma wax leen lu ci dàkkati danga bëgg ay rampante escalier ñu gën ko xam ci garde-fou chambre à coucher mini salon wala sax nag ay plateau télévision ñun waa entreprise 3M loolee lépp dañ koy defar ak defarina gu mucc ayib wax naa leen ko ca ba muy teel yéenay tànn seen bu leen neex menuiserie métallique Mansour benn la fi ña nga féete sa caaro yi tali jàllo si suufu pont bi janloog kër sër yi boo ñu bëggee jot wala nga bëgg am ay information sunu entreprise bi di menuiserie métallique Mansour mën nga ñoo jot si 77 404 83 94 wala sax si 77 975 75 95 menuiserie métallique Mansour la qualité notre force. tey jii day dama ne woon sax duma wax waaye su ma waxul am na ñoo xamante ni mën nañ ko gisee naneen ndax lii dafa rëy woote ñu wuy si la yombul waaye sant nañu yàlla gërëm yonent bi sant sunu ñaari waajur macha allah dafa mel ni ñëpp ñëw nañ kàddu yi nag du nekk lu dul kàddu yi sant ak ngërëm ginnaaw bi ñu nuyoo ba pare di ci jiital nag sunuy mbokk ndax olof daf ne feccem liir bu neexee ndey jaa jàpp ca mbagg ya te macha allah sumay mbokk seetaanuñ ma ñoom ñëpp ñëw nañ di ci jiital rek suma nijaay ju baax ji nga xam ne moo ubbi ak ñaan gi yàlla na yàlla nangu di imam oustaz Kayre macha allah di ko sant di ko gërëm di nuyu suma yaay di ci jiital la mienne soxna Mariama Kayre mu ngi nii toog nga xamee weetuma benn yoon ci xeex bi lu ma am moom la lu ma man moom la mu nuyu ñu yaay yëpp nag macha allah waaye di nuyu waa quartier Djidda 2 di ko teg ci loxo yi les présidentes ñu ngi nii toog soxna Jaxu Ndaw ak soxna Xuja may bëgg ngeen tàccul ma leen lu bu baax a baax a baax ci liggéey bu rafet bi kóolute gi ànd bi ñu ànd sama ginnaaw di ma jàppale guddi ak bëccëg waaye du ma fàtte nag la jeunesse bi nga xamante ne nii vraiment ñoom guddi ak bëccëg sonnuñu bis bi tey bu demee ba taaru rek c'est grâce à vous la jeunesse di ko teg ci loxol les deux responsables Mohamed di copain. asalaamaaleykum mbokki Djidda Caaroy Kaw asalaamaaleykum mbokki Djidda 2 waaye damay jàll ci association yi nga xam ni ñoo nekk ci base u Djidda Caaroy Kaw te su ma ci limee ASC Guy gi lim ci ASC Jaloore lim ci ASC Ceddo 80 ñu xam ni fii ma taxaw tey fii laa bokk. dëgg la waalo laa fekk baax dëgg la waaye baax fii la ma fekk diggante Touba Pikine ak Djidda ñu yàgg ci nag lool ci wetu président Idrissa Seck xam lan moo fi amoon ci Djidda Caaroy Kaw xam ni mu nekkoon li ay jàmbaara ngi fi woon naam di liggéey waaye mu nekkoon tamit bërëb bi nga xam ni dañ fay néewoon doole lool waaye bi le messie de la banlieue ñëwee ma dégg ngeen koy wax ma ñëw ànd ak délégation bu toll nii gémmiñ bu waxul dëgg rek wax fen mbir mi yokku na lool donc ñun ñëw nañu gis nañu li ñu gis doy nañu ndax tey ji su président Idrissa Seck fàttee boppam ñëw ci wetu président Macky Sall pour ñu defar réew mi mais mu am yaakaar boobu ci moom ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom suñu taxawaay dañ ko war a defar ndax doole Idrissa Seck mooy dooley coordonnateurs yi mooy dooleel homme politique yi
donc lii nga xam ne Abdou Salam def na ko lu am solo la parce que na leer maa ngi nuyu suñu mbokki Benno Bokk Yaakaar yi fi nekk ñoom ñëpp maa ngi nuyu suñu mbokki la mouvance présidentielle waaye lu ñu président Idrissa Seck wax aussi réew mi ñëwul pour seey fenn réew mi dafa ñëw pour joxante loxo ak parti yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu jàpp ànd ak président Macky Sall pour defar ko. mbooloo mi nuyu naa leen yéen ñëpp di leen xamal ni kontaan nañu lool ba xamuñu fu ñu tàmbalee waaye nag lu ko jar na ko ndax dañoo nekk ci benn phase bi nga xam ni liggéey la laaj bëgguma koo tuddee combat ndax dama naan ñi ñu àndal di liggéey yëpp bépp kàddu boo xam ne dafa dëgër rek ñun buñ ko utiliser ñun duñu wax combat duñu wax force duñu wax lu jëm ci loolu ñun sérénité solidarité jàmm la ñuy dox ndax man salaam laa tudd kon jàmm rek laay dox. combat bi nag du yomb li tax du yomb mooy dafa am li nga xam ni dañ naan dara néew fa woon wala su fekkee am na lu fa newoon tam bariwul ñu bëgg mu bare ba saawaan baawaan ba population bi ku ne sa bagaan fees del kon loolu du yomb ndax nee nañu omelette sax bala nga koy def foog nga toj ay nen yéen nag phase bi ngeen nekk ci phase toj la nii bien vrai que ñu ngi ci boole tuuti mbumbaay waaye buñ ci jógee ñun ñëpp dañuy taxaw temm ànd ak fulla dem jëli li ñu moom. waa Jidda 2 jàpp leen ni kontaan naa trop. waa Jidda 2. kontaan nañu ci accueil bi nga xam ne am nañ ko tey fekk ko fi la ngeen ñu waxoon yëpp def ngeen ko kon nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax waaye nag nii ngeen mën a mel parce que buñ nee Jidda 2 ci gannaaw kan la ñu topp ñu ni ci coordinateur à soirée kon du bett kenn dama ni Jidda Caaroy kaw gépp dafa am lu nga xam ne man sama yéene la te ma yéene leen ko ndax su ma sañoon Jidda Caaroy kaw waxuma Sénégal de mais moom mooy gën a développé ci monde bi parce que nag compétence boo tudd ci monde bi rek mi ngi yeewoo fii Jidda Caaroy kaw bu ñu jógee ci loolu ñu ngi jaajëfal As Babacar moom mi nga xam ni tey ci jataay bi moom moo fi représenté le président Idrissa Seck mais moom bu ma jógee ci moom damay jaajëfal ñi nga xam ni dañoo lang ak moom ku ci mel ni le coordinateur de l'APR monsieur Mamadou Diop maa ngi koy nuyu bu baax moom ak sama frère As bi nga xam ni dañoo dend di remercier Malal Diallo également di représenter képp ku nga xam ni APR nga nekk rek ñëw teew ci bés bi ñu ngi lay jaajëfal xam nga dox ma jóge ci As Babacar dem ci les représentants de l'APR dama bëgg mbooloo mi li nga xam ne dañ koy ruumandaat ci suuf man ma damm yax bi gis nga bu ëllëgee bu mburoog soow toogee di discuter pour lu jëm ci Jidda Caaroy kaw fii ci avenir am ah bu ñu fàtte de am na lu xew de nañ ko sóoraale nañ ko sóoraale buñ ko sóoraalee duñu am mbetteel waaye buñ ko sóoraale wul yuuxu dinañ jib fuñ ko foogi wul président As Babacar ne le président Idrissa Jidda Caaroy kaw seeni doom ya nga xam ne dañ ñu woon ay xale lañu màgguñu mënuñoo seere xamuñu dara nee ko namp nañu ba fer màgg nañu nag la ñu soxla mooy la ñu moom ñu jëli ko samay jigéen yi nga xam ne yéen a ngi ci toog
dalal leen seen xel gis nga visite yi nga xam ne moom la ñu continué woon di ko tuddee Abdou Salam dans mon quartier dañu koy continuer ba quartier yëpp sës lépp loo xam ni naqari na leen daañu ko saafara lépp lu nga xam ni seen yitte la mu tere leen a nalaw ci secteur yëpp daañu ci dugal suñu loxo ba ngeen xam ne am ngeen doom yu ko mate sëkk incha allah. kon nag mouvement nay leer association ànd dooleel Abdou Salam ak Abdou Salam ànd association ànd fal Abdou Salam créé ay tableau ñëw indil ñu ko yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal fàttewuñu kenn mais jàpp leen ni li ngeen xam ne yéen a ngi koy ruumandaat di ñu ko déy yëg nañu lépp man soxlawuma dara ci sama bopp man li ma soxla rek mooy population Djiddah Thiaroye Kaw képp ku nga xam ne nii da nga fi yeewoo rek dama laa considéré comme sama njaboot. sama buntu kër tëjuwul sama buntu néeg tëjuwul buntu mairie bi tamit incha allah du tëju buntu palais bi du tëju buntu assemblée nationale du tëju buntu bu ma ci nekk du tëju ci kàttanu yàlla te fu ma ci jëm nag fu ma ci jëm bu ma leen ko waxee gëm leen ko xanaa lu ma ci duggul de waaye lu ma ci dëggu bu soobee yàlla daañu ci am ndam. incha allah te nag maa ngi leen koy wax ci jataay bi. ñi ma daan àndal bi ma amee juróom-ñaari at ba léegi ñoo ne ci jataay bi ñoom lay àndal kon à soirée ñaa jàlloo seeni mbokk bu ñu tiit bu ñu ragal man ak yéen ba faaw incha allah. li ma bëgg a wax bëri na xaju fi ndax toujours bu ñu defee réunion ba ca digg ba dama naan leen arrêté leen ko ndax samay jigéen dañoo war a taajal seeni jëkkër reer ndax man damay jàpp ci sëy bi kon nag dama ko yeggale fii laa koy yemale rek kon nag femme de Djiddah 2 femme de Guy Salam la jeunesse nii nañ leen mais ma ngoone mention honorable Mati mention honorable Ami Fall mention honorable en direct de Pikine grand kontaan nañ ci yow Thiaroye Info 2S Sen TV